pharmacien la nga ñuy wax. jërëjëf Aïcha. Encore merci yi ma fi ngeen ma dalalee. et puis avec vraiment xale yi seen. prestation bi vraiment c'est très bien. macha allah yal na leen yàlla defal cat. amiin yaa rabbal aalamiin. ngeen nekk mag yu baax yu lislaam. amiin amiin. alors pharmacien c'est moom ni ngi nekk ci milieu de la santé. boo waxee pharmacien mooy nitu garab. donc pharmacien ak garab ñoo jaxasoo. donc pharmacien c'est l'homme du médicament. mais également pharmacien mooy pharmacie parce que pharmacie médicament dafa dugg ci biir pharmacie. pharmacie am na garab muy wax médicament yi naan mais aussi am na ay jumtukaay comme par exemple ay tensiomètre wala ay compresse wala ay coton donc lépp li nga xam ni moom la ñuy utiliser pour di ko fajoo ci biir pharmacie ba comme ñu wax lay produit pharmaceutique. donc produit pharmaceutique ñetti xeet la donc xeet bu njëkk mooy garab yi xeet bi ci topp mooy nga xam ne dañu ko utiliser benn yoon sànni ko. maanaam mooy coton ay compresse. ay piqûres yi nga xam yooyu benn yoon la. moom consommable yoon ak ñetteelu xeet bi nag mooy bi nga xam ne dañ koy utiliser chaque fois comme tensiomètre. comme thermomètre yooyu nga xam ne da nga koy utiliser waat. donc moom la ñuy wax troisième catégorie bi. maintenant ci biir pharmacie bi dañ ko pàcc yu bari. pharmacien bi jaay moom mujj ci pharmacie bi ci njëkk mooy ñi nga xam ne ñoom kenn du leen gis mooy ñi nga xam dañuy def lu ñu naan ay recherche et développement. ñooñu dañuy nekk ci ginnaaw industrie pharmaceutique di xalaat nu ñuy defaree ay garab donc ñoom kenn du leen gis fenn mais ñoom ñooy xalaat di def ce qu'on appelle des formulations maanaam na la ñuy jax bu ma jëlee par exemple bisaab bi damay xool yan principe actif ñoo nekk ci biir ma synthétiser ko buñ ko synthétiser ba nga xam ne léegi moom mooy faj bisaab la naam ci garab la ci plante mais mën nañ ko def benn produit synthétique produit chimique donc ñi nga xam ni ñooñu ñooy premier xeetu pharmacie donc ñi ngi bokk ci industrie bi ensuite avant may ñëw ci biir mu am pharmacie industrielle boo xam ñoom ñooy defar maanaam ki nga xam ne moom bu créé ba pare moom moo koy jox fabricant bi mu defar ko muy pharmacien industriel comme man parce que ñun bu ñu paree liggéey ñu jox keneen koo xam mooy pharmacie biologiste ñi nga xam ñoom ñooy saytu garab ci biir laboratoire ndax garab dafa di loo xam ni lu doy waar la lu tax mu doy waar parce que bu duggee ci yaramu nit daf lay faj waaye mun na la lor maanaam garab ni mu lay fajee noonu la mën a yax garab tooke la ndax li am solo bala ngay naan garab il faut que yow sa bopp nga xam ni garab gi am na ñetti mandarga yoo xam ne war na ko am soo ko xamul rek da ngay ayil sa bopp problème bi ci njëkk mooy qualité maanaam principe actif li war a faj ba xam mi ngi ci garab gi et puis leneen lu bokkul ak moom nekku ci ensuite beneen bi mooy bu ma ko naanee tam bu mu faj ko mooy efficacité donc bi ci njëkk mooy qualité deuxième bi mooy efficacité troisième mooy sécurité man su ma naanee garab mooy faj waruma andil beneen loraange donc ñetti yooyu mooy mandarga garab donc qualité sécurité efficacité waaye beneen mandarga bi nga xam ne itam Sénégal war nañu xam li nga xam ni mënul ñàkk ci garab ñu xam ko ci avant ñu koy jël mooy li ñuy wax dose garab gu nekk dafa am ñetti xeetu dose te boo ko xamul waroo ko utiliser benn bu njëkk mooy dose biy faj maanaam dañ ko war a saytu ba xam ne dose bi bu tuut fii ni mu néewee nii ba ci kaw lii mooy faj boo feebaree mu am dose bi ci topp maanaam dose biy lore tubaab di ko wax dose toxique ñetteel dose bi mooy suñu ko appelle la dose létale maanaam dose bi lay faat xam nga des fois gis nga am ñoo xam ne bu ñu bëggee jël seen bakkan dañuy dem jël yenn xeetu garab yi naan ko ñu doxee ba faatu donc dose yooyu boo ko xamul tamit da ngay andi problème léegi ñi laboratoire ñoom ñoo ñuy may ñu saytu ñu xam yooyu yëpp donc mu ñu jógee ci pharmacien clinique kii bi recherche et développement industriel bi ñëw ci laboratoire bi su paree am na benn xeetu pharmacien boo xam ne moom moo nekk ci diggante industrie bi ak officine de pharmacie moom la ñuy wax les grossistes répartiteurs ñooñu seen liggéey mooy jëli garab yi ba garantir qualité bi maanaam depuis industrie ba ci pharmacie bi ndax garab dafa am exposition lu ñuy wax lu ñu naan température am na garab yoo xam ne soleil bi bu ko laalee da koy soppi ma jox la benn garab bu Sénégalais yi tàmm di naan te soleil bi da koy soppi moom la ñuy wax moom la Sénégalais wax capsule boobu ni mu lay fajee bu ko soleil bi laalee maanaam jant bi daf koy soppi mu nekk tooke donc ñoom seen liggéey dafa di dañu xool garab bu nekk lan lay bañ ñoom dañuy garantir qualité maanaam bu dee naaj la wala humidité wala leneen ba nga xam ne garab gi ni mu génnewoon ci laboratoire ba noonu lay yegee ci officine donc kii nga xam ne kon mu ngi mujj moo nekk officine donc moom mooy chaîne bi nga xam ni ñoo fa nekk mais
il faut nga xam ne aussi dafa am yeneen xeetu pharmacien ñi nga xam ne dañu nekk ce qu'on appelle des pharmaciens cliniciens ñi ngi hôpital. médecin mënul liggéey sans pharmacien. ndax médecin bu defalee consultation daf lay bindal garab nga dem seeti ordonnance au pharmacie wa illaa mu ne la dama lay bindal ay analyse léegi analyse boobu da ngay dem ci ay pharmaciens biologistes yi nekk ci biir hôpital ñoom ñoo lay xoolal wax la yow sa biir feebar lan moo ci manqué maanaam sa biir yaram la moo ci manqué donc médecin bi day sukkandiku ci pharmacien bi mais pharmacien bi du yem foofu dafa koy jox beneen information bu am solo maanaam bu dee lu ñuy wax maladie infectieuse maladie infectieuse maanaam comme Covid bi wala ay tuberculose wala ay grippe ak yooyu maanaam bu la médecin bu pharmacien bindee bulletin bi d'analyse bi bu dee maladie infectieuse danaan léegi man gis naa doomu jàngoro bi ci nit ki par exemple bu ñu jëloon sa deret wala sa tuuru ndox bu ñu ko duggee laboratoire dañuy xool ban doomu jàngoro fa nekk dañuy ñëw tànn doomu jàngoro bi après dugal ko ci ay boîte ñu bayal ko léegi ñu jël antibiotique yu bari nag def ko ci ñu xool yan antibiotique ñoo koy rey ak yan ñoo koy néewal doole ak yan ñoo xam ne duñ ci mën moom dara donc ñetti information yi da koy jox médecin ba nga xam médecin moom buy bind ordonnance am day sukkandiku ci antibiotique yi nga xam ne ñoom ñooy rey microbe bi yooyu lay bind pour que yow nga naan ko ci également diir bi ñu la ko waxee loolu dinañ ci ñëw bu baax a baax ci sérologie beeg yooyu noonu ñuy dugg ci Covid 19 bi ci ko xóotal mais li nga xam ne tey jii bëgg nañ ko commencer mooy que lu jëm ci wàllu médicament c'est un sujet mondial te loolu ça a débuté depuis ba professeur Raoult yëkkatee kaddu comme quoi que chloroquine bi mën na am ay résultats yu am solo jëmale ko ci traitement bu Covid 19. ci noonu nag ça a suscité quand même des réactions de partout yéen spécialistes yi ngeen ci wàllu médicament déjà bi ngeen yëgee nouvelle boobu naka ngeen ko jëlee. nu ñu ko jëlee maanaam xam nga dafa am lu ñuy wax dafa am yoon. maanaam lu ñuy tuddee protocole. parce que aussi boo demee université dañ lay jàngal lu ñuy tuddee yoon bi nga war a jaar ba yegg ci garab gi war a nit ki war a naan. yoon boobu nag dafa am tëralin boobu nag àdduna yëpp dañ ci d'accord. léegi loolu nag mooy bu dee dañu nekk situation normale. waaye nag affaire Covid bi dañu nekk situation anormale situation de crise maanaam situation d'urgence sanitaire. dañu war a gaawantu pour mën a faj ay nit sinon doomu jàngoro bi day lor ba rey ñu bari. donc professeur Raoult moom li ko wutaleeg nit ñi du leneen lu dul dañuy tuddee ay procédure clinique maanaam bala ngay jox nit ki garab goo xam ne parce que hydroxychloroquine xam nañu garab googu ñun bi ñuy nekk xale xam naa peut-être yéen fekkewu leen ko mais bi ñuy nekk xale. yow yaa ngi doon wax léegi kee nekkoon ci nga xam naa fekk nga ko. comme lan. borom kii bi théâtre bi Malay. donc fekkee nga jamonoy chloroquine. gis nga ba chloroquine kenn ñu ko fekkee ni vaccine ni ñu la ñu xam. waaw di vaccine. di vaccine ñu ko fekkee. waaw lundi jeudi. maanaam chaque jour chaque semaine nga jël lundi. jeudi nga jox la doom bi doom bu weex xat la woon. début de semaine ak fin de semaine. non ci digg bi maanaam ñetti fan yu nekk. nga jël benn doom. ça léegi nag doom yooyu boo koy naan moom moo doon aar siburu. da doon faj siburu. mais di aar siburu ñu dem ba jëmmi jamono léegi chloroquine boobu nag mënatul dara ci doomu jàngoro bi faj palu moo tax léegi ñu ne léegi chloroquine kenn dootu ko utiliser pour palu mais donc loolu 2001 la woon donc moo tax ñu arrêté chloroquine mais chloroquine bi ci moom dafa am aussi benn activité boo xam ne dafay lor virus bi dafay wàññi doole virus dafa am activité antivirale mais donc parce que comme garab dafa am lu ñu naan AMM mooy maanaam ñi nekk ministère de la santé ay pharmaciens yu fa nekk dañuy saytu garab bi xool ko yóbbu ko laboratoire ba ne garab gi kat lii lay faj bu ñëwee lii lay faj foofu lañu war a yem waruñu ko yóbbu feneen te comme léegi nag lii feebaru bees la chloroquine bi bokkuloon ci ne day faj Covid dafa yemoon ci palu mais xam na ñi am na activité antivirale professeur Raoult ne moom comme am na antiviral te fi ñu toll nii situation bi doy na waar di ñaa ngi ñàkk seen bakkan te mënul xamul beneen pexe te gis na ni pexe bi mën na nekk mu essayé ko bi mu ko essayé nag mu am ay résultats yu baax premier résultat yi mu njëkk a am maanaam dafa dekkoon ci 25 échantillon bi 25 ñaar fukk ak juróom gars yi ne ko sa 25 boobu doyul mais beneen critique bu ñu koy def te loolu débat scientifique la mooy maanaam dafa waroon jël di ko testé ci ay malade mais wut beneen groupe boo xam ne ñooñu duñ ko naan dañ leen di gëmloo ni garab la ñuy naan
mais naanuñu garab moom la ñuy wax groupe témoin. groupe témoin. mais xam nga bala ngay teg sa groupe témoin teg sa groupe malade li leen di jox di évaluer entre temps ñu bëri mun nañu ñàkk seen bakkan. mooy noonu moom talul groupe témoin bi. donc ñi ko contre ñëpp problème mu groupe boobu mu lijjantiwul loolu la. donc ñun Sénégal bi nga xamee ni am na parce que aussi di am beneen fierté parce que moom ci boppam fii la jaar na Sénégal. mais en plus actuellement ci laboratoire am na ay Sénégal yu fay liggéey. donc foofu sa Marseille. waaw foofu ci Marseille. donc fierté la woon pour ñun que am na ay Sénégalais déjà yu ciy liggéey mais en plus ñun bi nga xam ne ñun amuñu doole te xam nañu tamit chloroquine njëg li seerul. yomb na moom lu yomb la donc am na solo tamit ñu jéem a xool ba xam loolu war nañu mën a amal njëriñ ou pas. ñàkk seeraay boobu sax dinañ ci ñëwaat. voilà mais tey gis nañ ne que professeur Moussa Seydi yamu ci dafa def benn combinaison diggante chloroquine ak azithromycine combinaison boobu yow selon yow sa perception des choses ndax lu war a mën a indi résultat la. oui effectivement du may lu war a mën a mais andi na résultat. waaw ndax professeur Raoul bi ñu koy ŋaññi. dafa yokk échantillon bi. mu dem ba am bi nga xam ne def na téeméer bu nekk am na 91% maanaam kii bi 91 mu nekk fukk. juróom-ñeent fukk ak benn. téeméer yooyu jël téeméer bu jël juróom-ñeent fukk ak benn yi wér nañu. xam nga loolu moo gën 40%. donc professeur Moussa Seydi ndax loolu aussi lu am solo la maanaam médecin bu nekk après bu dee protocole bi validé wuñ ko. léegi médecin bi moom mooy jël décision boppam. pour xool ba xam man damay utiliser protocole bi am déet Moussa Seydi nag moom professeur Seydi moom mu ne comme résultat bi am na solo te njëg li cherul te ñun mun nañ ko am kon nañ koo testé. donc moom bi mu ko testé aussi gis nañu résultat yi mu wone keroog mu ne boo jëlee chloroquine bi kese di nga wàññi feebar bi ba 11 jours. bu xamee boo ko booleeg azithromycine bi nga wàññi ko ba 9 jours. mais bu dee Marseille ñoom bu ñu boolee azithromycine ak hydroxychloroquine bi ñoom 6 jours ngay la bi di durer nga wér 6 jours nga wér. rapidement donc li am solo mooy que bu dee yow na nga war a xeex dara te amoo benn arme bu wóor mais arme bi nga yore mën na la may nga sauver ay bakkan. donc man jàpp naa ni war nañu mun ko utiliser parce que benn bakkan bu rot rek musiba la. donc beneen bakkan tam bu ñu sauver rek. vraiment loolu amuñu fayu ci ko dimbali. su ma la déggee bu baax docteur yow thèse professeur Raoul ak professeur Seydi da nga ko soutenir bu baax a baax mais tey gis nañ ne seen yeneen i naataangoo yoo xam ne tey ñu ngi ci bitim réew bëgguñu dégg turu chloroquine. pourquoi am na ñoo xam ne dañuy poser wu la question de savoir est-ce que su fekkente ne chloroquine bi moom mooy la réponse au Covid. day tax ba industrie pharmaceutique yu mag yi duñ ci gis seen bopp ndax thèse boobu yow yaa ngi koy soutenir. mais thèse boobu kenn du ko dàq. ndax jamono noonu lay doxee. d'accord. xam nga adduna bi fukki at ba fukki at juróom yu nekk épidémie day am. est-ce que provoqué woo leen ko. non provoqué mais dama la wax ni seetlu ko. épidémie bu mujjee 2009 la woon. moom la ñuy doon wax grippe H1N1. donc chaque 10-15 ans épidémie day am. te nañu fexe ba ñun bu ñu bettati xam nga bii ñëw na. dañu jàpp ni fii ak fukki at ba fukki at ak juróom am na beneen buy ñëw. te mun na gën a tar. bi am nii yaa wax lii docteur. te mun na am xam nga taxul mu ñëw. te coronavirus am na lu ko gën a metti. si. grippe saisonnière yi am sax dafay metti xam nga boo xamoon grippe bi nga xam ni mooy rey tubaab bi. boo demoon ci tubaab bi foofu ay junni nit la fay rek. chaque année. macha allah mais ñun nag loolu du problème mais bii ñun Covid bii nag moom dafa bokk ci ñi loraale ay doomu kii. duñ ko fàtte. donc pour wax ni aujourd'hui industrie pharmaceutique am na ñoo xam ne surtout ci nga xam ne ay pays anglophone la parce que bu dee ñun francophone yi sax dañu naan industrie bi pharmacien ñoo war foofu ndax ñooñu comme dañoo waat li ñuy jàng am na yoo xam ne yow bala ngay xool xaalis da ngay xool wér-gu-yaramu ba pare mais bu dee pays anglophone yi ñoom gisewuñu noonu ñoom maanaam business bi moo ëpp doole santé publique. time is money. waaw donc boo demee si ñooñu nag dañu jàpp ni tamit ci industrie adduna bi yëpp industrie pharmacie mooy industrie bi nga xam ne ci ngay gën a gaaw am xaalis da nga dugal na xaalis bu bari waaye tamit booy génne da ngay génne ba donc bu feebar amee bu bees da ngay gis laboratoire dañuy njëkkante di defar seen vaccin donc képp ko xam ne nag moom moo jiitu
maanaam bu vaccin bi génnee kenn du am droit defar ko pendant 10 ans moom rek ay jaay ba loolu da ngay gis intérêt financier bi nekk derrière. voilà gaañ boo xam ne la donc moo tax duñu mën a dàq loolu. et que donc ñooñu bu ñu commencé dugal seen i milliards. gis ni loo xam ne maanaam. chloroquine cherul te surtout africains yi am nañ ko macha allah. donc dañu naan lii kat moom dafa nar a yàq suñu business. pour kenn du dàq loolu. mais ñun aussi ñun Afrique comme ay Sénégal ay Côte d'Ivoire amuñu doole ñun nag dañu war a jàngat ni léegi jot na ñu booloo ñun africains yi. ba nga xam ni dañu am ay. industrie de recherche yoo xam moo ñuy may ñu mun a utal suñu bopp ay vaccin wala garab yoo xam ne da mën a faj suñu doomu aadama. mais docteur doguma la chloroquine mooy non scientifique bi mais bu dee pour ñi seetaan mooy Nivaquine. waaw mooy Nivaquine bi nga xam ni bi ñu nekk xale moom la ñu doon jox chaque ñaari yoon ci semaine bi te mu wex xat. te mu ndaw te wex. tuuti wex xat. waaw nga koy boole ñu xuti mburu pour mën ko yow madame yow fekki nga ko. xibaar yàgg naa naan Nivaquine. waaw mi ngi noonu. nee na pour bañ mu wex da nga daan boole ñu xuti. wex na wex boo xam ne maanaam boo ko daanee. di nga toog ay waxtu mu nekk sa put gi. waaw. moo tax dañ ko dugal ci ñooxit bi dugal ko jàllale lekk ndox ba nga xam ne doo yëg waxaay bi. mais est-ce que nekkul ñoom ñoo dem ba benn moment yaakaar ne loolu moom dafa mel ni garab bi amatul benn njariñ alors que mi ngi wéy ba tey di am njariñ. gis parce que dañu gis xëy na leneen. wala xeet njëg yi yeneen médicament ñu ñëw nag daal di. waaw parce que mais lu tax ba tey la mu mënoon moom mu wéy ba tey di ko mën xëy na loolu moo tax professeur Raoul moom daal di trouvé loolu. loolu xam na ne loolu mën na ci tontu bari fii la génnee. loolu docteur Sow mën nga ci tontu xanaa. waaw xam nga feebar bi changement de protocole bi ba depuis 2002. comme moo faj palu dafa am leneen lu bees. temps itam ñu ngi koy wax mu ñu naan artémisinine. artémisia waa Madagascar. 2002. mu jotee dañu ne léegi comme proroqué bi léegi mënatul faj feebar palu nañu utiliser artémisinine. waaye artémisinine bu ñu koy utiliser boobu ñu ngi ko doon jëlee Chine. léegi da ngay wut garab yoo xam ne dafay benn bi day nekk ñaari contre palu. benn bi day nekk artémisinine benn bi ñu boole ko benn bu ñu ko booleem ñaar moom mooy xeex palu. donc depuis 2002 loolu mooy protocole boo xeex palu. artémisinine la ñuy utiliser ak beneen garab buy xeex palu bu ñu leen booleem ñaar bu xeex palu ñu wér moo tax boo xisee léegi ñu naan les dérivés de l'artémisinine. donc boo demee pharmacie par exemple traitement bi 3 jours lay nekk à chaque fois boo feebaree. ñu naan la si ñetti fan day les dérivés de l'artémisinine. donc fi ñu toll nii comme Madagascar mooy Covid. waaw bi moom it mu andi coow lu rëy. waaye tamit tey baax na ci. ba nga xam ni doo jël rek teg de côté. nañ koy jël comme ñu koy utiliser. ñu utiliser xool def test yi war ba xam li ñu yaakaar ci moom am na parce que aussi li am solo mooy que dafa am nu science di doxe parce que nit dafa cher te garab bu dugg sa yaram waxtaan la dañ ko war a seetantu ba xam dose yëpp xam aussi njëriñ bi mais itam bu mu la lor leneen donc ñun bu ñu àndee Covid organique bi bu fi ñëwee suñu protocole dëkk dafa ne tamit dañuy def ay essai ba ñu wóor dañaa ñu xam li ci biir lan la parce que maanaam la garab bi bu ñu war a xam ba xam li koy faj ba xam mi ngi ci et puis waru am corps étranger maanaam leneen waru ci nekk ndax leneen bu ci nekkee bu duggee seen mun na la andi beneen loraange donc loolu foog ñu saytu ko ba pare ba lañu koy jox maladie mais yaakaar nañu bu ñu ko joxee maladie dañu xool screening maanaam di leen topp di seet seen wér-gu-yaram ak seen biir yaram liy soppeeku ba nga xam ne léegi dinañu mën a am xam-xam bi yëpp ci biir garab yi par war ko utiliser de façon globale. dinañ si ñëw xam naa ne mais juste pour yegg si ba tey ci laboratoire yi ni ñuy xëccoowee ngir njëkk a am vaccin parce que barki démb rek gis nañ ne que laboratoire Sanofi daal dina annoncé ne bu fekkente ne vaccin pare na priorité bi États-Unis lay doon bi ñu yëkkatee kàddu yooyu nag daanaka soulevé na benn polémique bu rëy en tout cas ci Europe yow déjà information boobu naka nga ko jàngatee est-ce que yoon la woon peut-être ñu yëkkati kàddu boobu noonu ak situation bi fu ñu toll. xam nga wax naa la léegi Sanofi dafa am partie boo xam ne américain ko moom. maanaam groupe français la mais am na ay actions yoo xam ne c'est des américains et dañoo entreprise dañu leen coté en bourse. te dañu fay dugal xaalis bu bëri. xaalis bu bëri la. te xam nga bourse maanaam dañ naan action bi lii lay jar moom bu waxee ni damay jaay ak dama léegi ma andi. vaccin prix action am day yokk maanaam bu doon jar. juróomi dem day dem ba ay téeméer wala ñaata donc ci diggante woo dañ ci am xaalis bu bari. tout à fait. et puis rax ci dolli dama la jox information du ñu ko mais xam nga États-Unis li ñuy dundee maanaam dañ naan industrie pharmaceutique lobby pharmaceutique bi ñoom ak lobby agroalimentaire ñooy dañuy fexe ba américains yi du ñu wér mukk maanaam dañuy dund. di naan garab ba ba ñuy. waaw dégg loolu tamit. seen xaalis di jeex. mais loolu.
parce que dañ naan xaalis bi dafa war daw ñoom business lañu gëm. maintenant thèse boobu c'est une thèse bon mënu ma wax ni aussi c'est vérifié mais jàpp nañu tamit boo seetlu américain ñu bëri gis nga leen dañuy obèse. te xam nga boo amee yaram yu ëpp yi. maanaam moom yenn pata yi. ndox mu bëri nekk sa yaram. hypertension da lay gaaw. instant da lay gaaw donc da ngay soxla ay garab yu naan. donc loolu moo tax ba nga xam ni dañu naan la lobby yi ñoom seen bopp ñooy provoquer yenn yi pour mën a jaay seen garab. mais ñun surtout monde francophone bi par contre am nañu blocage boo xam ne des fois am nañu ne sax loolu lañ ko war a génne. mooy wax principe de précaution. principe de précaution mooy maanaam man lii bu ma leerul rek dama ci tey. mais en gouvernement loolu jëmalewul business kanam tey bu ëpp baaxul. mais xam nga yow bu dee ñu nga xam ñu doole ñun tey baax na ci ñun. parce que bu loraangee dalee dañuy sonn ndax am jumtukaay yi ñu am doyu. donc aujourd'hui il faut ñu comprendre que ni le monde est dirigé par des puissances financières. loolu kenn mënu ci dara. c'est-à-dire kenn mënu ko xeex. parce que puissance financière sax am na dëkk yoo xam ne ñiy falu ñoo leen jàppale ñu falu. donc ñooñu bu ñu ñëwee tamit loi yi ñuy bëgg ñooñu dañ koy def. moo tax il est important ñun surtout africain ñu delloo si am jàngat xam naa ne ci waat. jàngat bi ñu war a jàngat ci Covid bi ba nga xam ni. mun nañu booloo am loo xam ne ñun mun nañu defar suñu garab. ba nga xam ne aussi mun a faj suñuy doom ci faj. xaw ma booloo ngeen xaw ma booloo waleen de waaye Madagascar moom am nañu fulla ju toll nii daal di jéem a may doole IMRA ji institut bi nga xam ne moom lañ teg de recherche foofu la appliqué si wàllu càmbar te ñu am xam-xam boobu lañu daanaka sax def nañu créer nañu seen remède préventif en tout cas lu jëm ci wàllu wi di Covid organique nee nañ sax ñu ngi bëgg xool ndax mën na faj ñi nga xam ne ñoom ñoo di ba dooroon essai clinique beeg yooyu ak lu ci mën a am seen base bi Covid organique boobu la Artemisia la te fii ci réew Sénégal dañu fi am li nga xam ne moom moo di Artemisia notamment ci diwaanu Thiès tax ñu yabaloon suñu correspondant Ibrahima Ndiaye mu demaloon ñu ba ka nga xam ne peut-être moom mooy bay Artemisia bi ci diwaan boobule amal nañ ci ab gëstu ñu teewlu ko ci ay kàddu après ñu revenir ngir waxtaanee Covid organique boobu. D'accord. bu fekkee ne fële ci réew Madagascar dañuy fay béy lii di Artemisia muy ab garab buy faj garab bi nga xam ne sax ñu ngi koy waxtaane fépp ci àdduna bi ci jamonoy mbas mi di Covid 19 fii ci Sénégal dañ ko fiy béy fekk nañ ko fii ci département bu Thiès ñu koy béy ci ab tool bu yemambaay 0,8 hectare la toll bu nu sukkandikoo ci kàddu kiy béy ci tool boobee depuis 2003 moom sax faj mooy liggéeyam ndax Artemisia boobu ak yeneen i garab la doon utiliser rek ngir faj ñenn si ñi nga xamante ni way tawat lañu ñëwoon seet si ko waaye nag bu fekkee ni garab googee di Artemisia ndax day faj mbas mi ñuy tuddee Covid 19 moom nee na loolu munu cee àddu munu cee sori ndax musul faj ab malade bu mbas mi jàpp ba tey Artemisia jàpp nañu sax dañ koy béy tamit fële ci nga xam ne moom mooy département bu Tivaouane bu ñu sukkandikoo ci sunuy source loolay tekki rek li nga xam ne mooy njëriñu garab googee di Artemisia dafa mel ni xam nañ ko ñoom xam nañu njëriñam bu yàgg laata sax lii di Covid 19 di ñëw toolam boobee nga fa fekk yeneen i garab aloe vera ak moringa ak lii di fagera comme dënn gi dëj ak yeneen i garab lu mel ni tamit ay béer yeneen i garab wolof yoo xamante ni daanaka amul lu mu dul faj rawatina nag li nga xamante ni moom mooy Artemisia bi nga xamante ni moo xew ci jamono fu mu nekk nii li wér te wóor daal moom mooy moom mu nga ca toolam di béy ak ay moyen boppam donte sax motewu ko ndax ba ñu seetloo lépp ci garabam yi ñu ngay waaj a dee am na garab yu bëri yu ñu limal yoo xam ne da ko doon béy waaye ñooñu jaar nañ fa nax saay ndax ñàkkum ndox bu mat sëkk ak ay jumtuwaay ngir liggéey garab yooyee bul sukkandikoo ci kàddoom waaye loolu yëpp teewut mu nga ci li mu ne rek di gëstu
ndax nee na nit ko ëpp ku ne garab gi lay faj mu ngi say suufu tànk ndax dafa seetlu ni sénégalais yi ñu ca ëpp dañoo sàggane li ñu moom ndax lépp loo xam ne dañ ko fiy béy ci réew mi wala rek muy ab garab boo xam ne dafay faj na ci réew mi fonkuñu ko lool ñoom jéggaane moo leen gënal lu ne ba tey mu ngi ñaax askanu Sénégal ñu feexe góorgóorlu ci garab yi nga xamante ni fekk nañu baax ci réew mi tii si gën a bëri naax saay nañu ndax nu ñu leen di jëfandikoo moo baaxul dañuy gas reen ba wala xas ko ba garab ya jaara fa dee moo waral espèce u garab yu bëri ci wàllu plante médicinale daanaka amatul ci réew mi lii di artémisia nag daaw na ci faje ay jàngoro yu bëri lu mel ni bopp buy metti lu mel ni ndoxum siti ak hémorroïde constipation ak yeneen jàpp na ni fukki ak juróom-ñaari at a ngi nii maanaam 17 ans mu ngi wër rek ban xeetu feebar moom la artémisia mun ta faj mu koy wax ci nasaraan depuis 17 ans je cherche une maladie qui pourrait résister à l'artémisia. Thiès Walfadjri Radio TV Ibrahima Ndiaye. macha allah Aïcha. cant ak ngërëm ñeel na ko Ibrahima Ndiaye taxaw seet li bi mu def. wala yàlla fekk sa dëkk tëggul. wala ngaa seeti feneen. xoolal li nekk sa kanam si sa kanam. sëñ Fallou bu sëñ Touba daan na ko wax. lekk réew mi. feebari réew mi te feebari réew mi nag garabi réew mi rek. maa la ko wax garabi réew mi rek te xam naa ne loolu la Madagascar comprendre te ñooñu bu ñu xëyee tey génnee ay bienfait wu artémisia nañ leen ko nangul parce que ku ci ne xam na Madagascar ñoom fonk li nga xam ne moom moo di pharmacopée xam forme li nga xam ne moom moo di tamit wàllub pajub cosaan ñoom dañ ciy yëngatu bu baax a baax a baax xam li nga xam ne moom moo di remède naturel yi nga xam ne ñoom la ñu jëfandikoo du ko bu ñu trouvé li nga xam ne moom moo di Covid organique bi wax ne que base bi li nga xam ne moom moo di artémisia la wax nañ aussi ne que am na yeneen produit yu ñu ko raxaale mais le président moom malgache bi mu demee RFI France 24 barki Dembo Ndiaye dafa xam ne du waxagum lan la boole li nga xam ne moom mooy kii ndax bëgg na Afrique gis boppam ci situation bi te je pense que docteur wax na ko léegi kon docteur yéen seen degré d'implication fan la war a mën a toll bu fekkente yéen xam ngeen ne la ñuy njort ne peut-être moom moo nekk suñu solution mu ngi fii ci dëkk bi. waaw par rapport ak artémisia bi xam nga dëkk bu nekk dafa am ay loi ak ay règlement ni ñu doxee te bu nee ministère de la santé am na ñuy wax comité d'éthique. maanaam boo amee lu bees su ñëw comme je dis am na erreur yoo xam ne yow boo joxee autorisation mu lor nit da lay topp ba faaw. donc moo tax bala ñuy dugal dérivé bu Madagascar malgache yi. di ko jox maladie il faut ñu am yenn certitude yi. moo tax je dis fi ñu toll nii mun naa la ko wax ñu ngi ci liggéey. waa samay confrères ñu ma jege ñu ngi ci biir ñu ngi nekk au laboratoire ñu ngi koy saytu. parce que il faut ñu xam li nekk ci. docteur baal ma Covid bi la ñuy saytu wala artémisia bi la ñuy saytu. artémisia ngay jëkk a saytu ba pare. d'accord. bala nga koy jox ki am. maladie. parce que nee naa la garab boo ko naanee warul andi beneen loraange. donc dañu war a xam li nekk ci biir. ndax dañ naan la ñun suñu liggéey pharmacie depuis ñu nekk université ñu koy jàngal boo nekkee pharmacien lépp loo xam ne yow da nga koy joxe warul am secret. ñun loolu mooy suñu base jàng. donc bu dee dañ naan garab gi lii la dañu war a bind étiquette ñu ne garab gi lii moo ci nekk parce que même composition bi composition voilà. mais seulement artémisia bi nag composition bi yëpp xamuñu ko. xamuñu ko il a pas voulu dire quand même. même buñ ko waxee. mais nit ba mu la ko waxee yow balaa lii moo ci nekk. mais yow da nga war a vérifier effectivement li mu wax loolu la. loolu aussi dafa am solo. kon ñu ngi ci vérification bi kon. ñu ngi ci vérification bi baa jël temps itam docteur. waaw am nañu 25 décès. waaw xam nga. parce que ñoom dafa mel dañu bëgg mbas mi di gën di yàgg. déedéet. parce que durée bi moo naa gàtt na quand même. mais naa la wax leen de peut-être li may wax dina choqué ñu bëri bu ñu ko dégg. parce que ñun dëkk boo xam ne dañu gëm yàlla. gëm lu ñu naan destin. am na keroog benn waay bu ko wax sax dañu ne mu ne corona bi yàlla dafa jox liste. ñu mu war a yóbbaale. déedéet ay yow ba bokkuñu ay lii la. yàlla nañ ci mucc ci liste boobu. amiin ak gënuñu ñu dem. waaw yàlla nañu maanaam dama jàpp ni ñi war a gaañu dañu gaañ. ala kulli haal. non ñi fii ma ne ñi war a corona war a yóbbu dañuy dem. xeex bi fi mu toll mooy nañu arrêté transmission. xeex bi foofu war a nekk. dañ ko arrêté. aussi ku ko am nañu fexe ba bul seeti professeur Seydi. maanaam nga toog woote. waaw toogal woote. ñu lijjanti la ba nga xam ne yow doo dem ba nekk ci ay cas grave. d'accord parce que boo seetloo ñi fii génn àdduna mooy ñi nga xam ne ngi ci cas grave. ñi nga xam ne léegi sowat nga ko waxee wala dañuy nekk ci sowatage. waaw ñooñu ñoom ñoo jafe lijjanti fi ñu toll nii. oui.
ci wax boobu. yaa ngi wax léegi yéen li jëm ci artémisia bi yéen a ngi koy seetantal ndax garab bi balaa ngeen koy jox nit di ko jëfandikoo foog ñu saytu ko. certitude boobu. mais dañ toll ci jamono Covid bi mu ngi lëmbee réew mi. mais bëri na ñoo xam ne dañuy wopp feebar du ñu dem ci kër docteur ya te bu leen dara woqee rek. buñ ko diisee tey man ma feebar wax ko Sista Thiaba mu ne ma jëlal garab bi daanaka man su ma ko naanee daf may faj garab bu gaaw la mu jëfandikoo ko garab boobu indi ko loraange li ma jik maanaam mën na ko bañ a jik yenn garab yi am na ñoo xam ne bu ñu leen ko joxee kii bu ko naanee ka leen naan ko mën na am ay jeexantal mu am ci nit ki te yéen a ngi wax loolu te pharmacie bëri na jamono ji ñuy bëri ñuy ñëw di ut si garab sans ordonnance est-ce que yéen a ngi bàyyi xel également ci jamono ji nga xam ne Covid 19 baa ngi lëmbee réew mi. non seulement ñu ngi ciy bàyyi xel mais dañ ko dund ci fan yi mooy hydroxychloroquine bi li ngay wax nii moom la ñuy wax automédication. maanaam yow nga jël sa bopp man damay naaral docteur waxu la ko. bindal la ko yow nga jël sa bopp ne man naa koy naan. te yow garab yi xamoo ci lenn lay nekk ci biir. da ngaa dégg rek ni benn ku am xam-xam ku am fit mooy la nga naan rek nga naan. ku am fit. waaw gis nga hydroxychloroquine bi ñu nee dafay faj sénégalais yu bëri ragal seen ragal dañu daw ci pharmacie yi naan dañu bëgg a jël hydroxychloroquine di ko denc. ba hydroxychloroquine bi manqué te li ma la fàtte wax sax maanaam dafa am ñoo xam ne ñoo am ay feebar yoo xam ne ay maladie chronique maanaam du wér. moom la ñuy ay maladie auto-immune. moom la ñuy fajoo. moom la ñuy fajoo te ñooñu mënuñu ko ñàkk a jël. buñ ko jël seen yaram day metti di néew yi. xam nga kon ñooñu di jël garab di ko denc. ñu ngi xañ ñooñu seen traitement. ba heureusement pharmaciens yi waxaat nañ leen ñu bindaat leen ne leen bu kenn jaayati hydroxychloroquine te amul ordonnance boo xam ne maladie auto-immune la. maanaam yow boo ñëwoon sax benn médecin bindal la hydroxychloroquine bu méngoowul ak feebar bi duñ la ko jox. même ñun ñi moo tax les malades de polyarthrite ñu ngi doon ñaxtu. waaw ñu doon ñaxtu donc xam nga ñooñu. pharmacien bu liiree ordonnance bi dina xam ñooñu seen xeetu ordonnance dina ko xam mais yow boo ñëwee nga def sa benn médecin bu rek mu bindal la ko boo ñëwee duñ la ko jox. li leen docteur mënoo ñu xàmmee rek dañu xàmmee ñun ñu dox ci plateau bi duñu xàmmee rek pour bu ñëwee ci pharmacien mu tabar. waaye mais yow bu la ko joxee. oui mais non mais nawet baa ngi ñëw. ah waaw feebar mais docteur pour appuyer Fatou Bintou li mu wax rek dafa am solo. mais li nga xam ne mën nañ ko jàpp moom mooy que fi mu toll nii 98% ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci pharmacie yi ñu ci bëri mën nañ jàpp ne amuñu ay études approfondies ñu ci bëri ay simple vendeur lañ te daanaka seen jàng sa soriwul te ñooñu ñoom ñooy sax boo matul ñoom ñooy sax yóbbu induire askan wi en erreur ba nga xam ne dañuy sax am sañ-sañu def automédication ndax da ngay gis benn pharmacien boo xam ne moom amul droit prescrire parce que pharmacien de prescrire dafa war a joxe conseil mais moom dafay taxaw di la prescrire sama bopp day metti nga jël dara jox ko alors que xooloo kooku tension am xooloo ban feebar lay sooxaale xamoo ndax dafa am des maladies chroniques yu muy muutuwaale nga jël di ko jox garab foofu aussi mën ngeen ci wax tuuti parce que pour appuyer un peu Fatou Bintou pression bi nga xam ne laaj na ko. waaw mais jërëjëf Aïcha et Fatou Bintou mais d'abord du ma dëggal li nga wax ah. xam naa waxtu sax mi ngi gën di du ma dëggal li nga wax parce que li nga ne maanaam ñi fa nekk ci biir pharmacie seen jàng sol déedéet loolu amul. ñu ci bëri mais mënoo ma wax proportion bi. mais li ma la bëgg a wax mooy que pharmacie dafa di profession réglementée maanaam dafa am réglementation boo xam ne waxoon naa la ko la dernière fois pharmacie Sénégal gi mooy liggéey bi ñu gën a réglementé Sénégal. mais docteur est-ce que mën nga nangu d'accord ak man rek est-ce que mën nga d'accord ak man rek c'est rare nga dugg pharmacie yow ngay jënd garab fekk fa docteur en pharmacie. dinaa la wax jaay itam dañoo def formation. dañu def formation mais pas ak ñu bëri. dañu def formation ñu bëri c'est pas ñu bëri. non may ma expliquer li ngeen comprendre. docteur xam nga li may wax ñu bëri. may ma expliquer leen c'est-à-dire que xam nga fii amul école bu jàngalee liggéeyu biir pharmacie amul Sénégal. c'est vrai. ça je le dis amul. ku dugg biir pharmacie. pharmacien bi day xool seen niveau. en fonction de ça mu lay defal ay formation ci biir pharmacie. donc dafay yokk say compétence année bu jot. donc ngay yow di yëg grade. pharmacien bi fa nekkul parce que pharmacien ñoom Sénégal dañuy bëgg ñoom ki moom pharmacie bi la ñu bëgg gis. mais dina am benn pharmacien assistant. d'habitude bu nekk xale mais dañ koy xool bu ñu xale rek xam-xam ak xale du benn. am nay pharmacien assistant lañu. ñu ngi ci biir mais da ngay yaakaar ni duñu pharmacien bi nga xam moo ci moom. donc moo tax li am solo yow boo duggee ci pharmacie laajteel pharmacien bi di nga fa chaque fois di nga fa fekk pharmacien. parce que règlement bi daf ne. boo ubbee pharmacie
à la mbir bu nekk pharmacien war na fa nekk maanaam waxuñu la ki ko mu kese c'est-à-dire pharmacien assistant maanaam ki nga xam ni moom docteur en pharmacie moom aussi day liggéey bi et puis leneen li nga xam ni aussi dafa am solo ma la ko wax ordre des pharmaciens daf fi nekk ci dëkk bi pharmacien bu jéggi yoon day dal sa kaw te nga bokk ci également dama bokk ci sénégalais bi nga xam ni gis na lu jaaruwul ci biir pharmacie su bindee même bu dee lettre bi anonyme la bu ko déposer ordre des pharmaciens dañ koy instruire comme tribunal bu dee gis nañuy charge yi doy na dañuy traduire pharmacien boobu mooy comme li fi amoon en 2019 mais c'est rare quand même boo xam ne ENDSS la formé woo te pharmacie la jàng loolu lay jaay donc am nañ dañ koy formé ñiy jaay les vendeurs voilà dañuy jaay xam nga dafa am mooy ENDSS dafa am préparateur en pharmacie donc boobu am na ensuite dañ leen di yokk yeneen xam-xam parce que pharmacie ci biir pharmacie dafa yaatu di nekk ci biir ba nga xam ni mënoo ko foog nga dugg ci biir ñu la koy jàngal ba nga yegg ndax gis nga garab ni nga ko waxee dafa am lu naan susceptibilité individuelle man mun naa jël damay jox exemple rek paracétamol xam nga Sénégal dañ ko yàq man bëgg naa ko trop waaye paracétamol koo xam ni dafa am problème mu res waru ko naan koo xam dafa am hépatite waru ko naan moo tax des fois pharmacien boo ñëw bala pharmacie du prescrire mais da lay conseiller mais moom bala mu lay conseiller daf lay laaj dama laaj yu mu lay laaj yooyu moo koy may mu xam ba xam yow soxla nga garab bi wala soxlawuloo ko te saa yu ko defee garab bu mu la jox jël na dugal na responsabilité te responsabilité bi mu dugg ñett la bi ñu naan responsabilité civile pénale ak disciplinaire civile ak pénale mooy tribunaux yi nekk ci fële disciplinaire bi mooy ci biir suñu corporation te dama la wax dara de ñi ngi daan pharmacien yi maanaam dañ ko yoon moo ñu mayul ñu publier ko mais ñi ngi leen di daan loolu nag mënuñu ko publier mais ma wax la ni boo ko jamono yi toll am na pharmacie yoo xam ne ñoom seen pharmacie mënuñu fa liggéeyati. te am na leen di ko dàq sax mooy sa kanam si kanamu borom bi subhanahu wa taala. waaw mais c'était bien pour mu leeral loolu noonu. parce que très souvent ñu ci bëri duñu comprendre ne que bu la pharmacie jaayee loo xam ne warula ko jaay wala mu prescrire loo xam ne moom du rëlam am nga droit pour topp ko. absolument te naturellement fii Sénégal ñu bëri xamuñu seen diggante ak pharmacien lan moo ne war a nekk seen diggante. occasion la également nga ciy revenir ci genre yu mel noonu. xam nga pharmacien. buy paree liggéey dafay waat. ci biir waat bi. li muy mujjee wax. te naan man bis may nekk di liggéey bu ma defee lu dëppoo la yoon yàlla nañ ma xarab. ndeysaan. loolu lay mujjee wax buy waat. xam nga yow mi ko wax. kon boo demee ba nekk say kanamu kii. kon ñun bés bu ñuy jugé. yaa ko waxoon. kon du ñu am benn scrupule pour daan la. donc pour wax leen ni amul kenn koo xam ne dañ koy couvrir parce que pharmacien bi nga xam ni moom dafa am xam-xam mais xam-xam boobu dafa am yoon bu koy ne loolu la wax monopole xam nga yow mii mënoo ñëw rek ubbi sa pharmacie parce que dañu am monopole te monopole moo la naan nag il faut nga xam ni ñaari tànk ngay doxee benn bi mooy nga xarañ ci liggéey bi benn bi mooy responsabilité te ñaari ànd maanaam li nga yow yaa waat ni am nga xam-xam donc booy liggéey da ngay liggéey nga am résultat boo juumee ñu saytu juumte bi bu dee ñàkk xam-xam la ñu daan la muy responsabilité. mais daan bi lan la moom daan bi tëj kaso la wala lan. daan bi ñetti xeetu daan la. maanaam en fonction faute bi mu def dañ daan ba xam moom bu dee woyof la ñu defal ko avertissement. bi ci topp moom la ñuy waxee blâme maanaam ci biir dossier bi nekk parce que ku nekk da nga am dossier foofu. d'accord ñu defal la blâme avec inscription ñu bind en rouge. ñu blâmé nañ ko. beneen bi. ñu ne kii dañ koy tere jaay par exemple bu dee pharmacie d'officine tere liggéey ci biir pharmacie am lu mat ñaari at. bi yi gën a kawe nag mooy yow baare nañ la dootul liggéey pharmacie. li gën a am beneen affaire boo xamante ne nii. waaw bu jeexalee foofu waaw xam naa ne foofu la ñuy jeexalee. tey lépp lu jëm ci wàllu Covid bi bu ñu koy dugal outil pharmacie yeeg liggéey yëpp il faut mu jaar daanaka ci seen secteur ba pare. yéen est-ce que yéen a ngi toppatoo liy dugg ci réew mi ci ñeel Covid 19 parce que bëri na coow trop ñu bëri ñu ngi wax ne que am na lu ñu fiy duggal ci lu dul yoon est-ce que yéen a ngi koy càmbar. effectivement. xam nga Sénégal y a la douane. déjà mooy premier contrôle. bloquant ensuite douane bu ñuy def bu ñuy bàyyi affaire dugg dañ koy lëkkaloog waa direction de la pharmacie. mais xam nga ne problème fi ñu nekk nii mooy maanaam am na élément yu bëri yoo xam ne du garab mais bu dee garab moom vraiment le contrôle est très strict. mais boo jëlee lu mel ni masque yeeg lu mel ni yenn éléments yi comme test yi ñuy wax ak yooyu day dugg ci biir réew mi te des fois du am validation bi war. moo tax li nga xam ni dafa am solo ci Covid bi encore une fois mooy que sénégalais yi xam chaîne de transmission bi defe naa léegi ñëpp xam nañ ko
na jaar ci bakkan bi jaar ci gémmiñ bi ak bokkulaal donc lii am solo comme j'avais dit tout à l'heure mooy que nit ñi mën a def prévention bi war prévention bi fi ñu toll nii lu mu doon mooy nga takk masque maintenant masque bi ngay takk tamit dafay nekk masque boo xam ne masque bu répondre ay critères maanaam masque bu lay aar xam nga takk masque nii rek loolu te masque bi aaru la yàq sa xaalis la masque bi dafa war am ñaari qualité benn bi maanaam mooy da nga ci war a noyyi bu baax respirabilité beneen bi nga xam ne mooy masque bi maanaam qualité tissu bi parce que léegi masque yi yu koy dafa cher yoo seetloo dafa dañuy def comme genre bi comme jaar daa la expliquer léegi après war leen ni ñu koy takkee daa ñëw ci qualité tissu yi donc masque yi da nga ko war a gis gars yi di ko takk kooku ñetti waxtu yu nekk da nga ko war a changer xam nga loolu koppar gu bari la vraiment te virus bi moom ci boobu bu ko nit tislee dafa nekk ci gouttelette léegi gouttelette boobu virus moom du dox moom kenn de day am ku lu koy baale mais tisli bi 3 micromètres la donc masque bi nga yore tissu bi moom maille bi war na néew 3 micromètres sinon buñ la ko tislee day dugg ci yow donc moo tax ñun bi nga xamee ni pharmacien du Sénégal gis nañu lii problème la gis nañu ku nekk ngi ñëw ay masque mooy gi da nga ci gis ay wax ak ay lu ne suñu tailleur yi ndeysaan lu baax la waaye xam nga di am solo masque boo mënti takk tant que yóbbuñu ko laboratoire xool ba xam maay bi ñaata la ba xam maay bi ëpp yées na 3 micromètres max boobu baax moo tax ñun pharmacien Sénégal bi ñu kiyee surtout Teranga Pharma du sax publicité moom laa leen jox ni gis nga masque yi masque tissu la 100% coton la parce que bi ñu koy defar dañu xalaat ñi nga xam ne dañu am problème allergie waaw ñu am ay asthme yooyu ay sinusite mais ñi nga xam ne tamit dañu dëkk ci dëkk yu tàng yi comme ay Kolda ay Fouta ay Tamba nañ ma baal mais réalité la donc bu dee tissu bi nga am comme ay polyester yi boobu bu tàngee moom dafay absorber chaleur donc yoo ko supporter donc il est important booy takk masque nga takk masque bu baax parce que bi ma leen jox nii dañ ko mën a fóot 15 fois te damay jàngal ni ñuy takkee masque yi gis nga booy takk masque boo ko génnee ci kiyam lii ngay téye mais day fekk nga raxas sa loxo ba mu set ak wala nga laal gel boo ko téye langue di ngay téye nga def ko nii docteur yaa ngi aidé waale sax ñu xam bu bëri dañuy laaj boo ko dugalee nga fii am na lu fi nekk mooy ndax baret nga teg ko sa bakkan mu jël sa forme bakkan nga xëcc fii léegi nga muuru ci suuf ci kaw ak ci côté jeex na boo koy génnewaat tamit nii ngay def rek génnewaat ko sa loxo warul dugg ci biir te mën nga ko fóot 15 fois mooy gis saa yoo koy fóot masque yi ñu koy jaayee pharma saa yoo koy fóot fóot bi tam dafa am solo parce que ku nekk ngay waxal yu bëri day dal ci yow yow da ngay génnee man su ma takkee masque bi man dama lay protéger yow it boo takkee sa masque da nga may protéger maanaam boo koy fóot noo koy fóotee da ngay jël ndox bu tàng nga baxal ko ci boo defee baxal ko ci pendant 10 minutes soo paree nga fóot lu la neex muy saabu muy lu la neex rek nga fóot weer foo xam ne amul poussière maanaam ci biir douche bi nga weer ko fa boo paree nañ nga passé ko ak fer bu tàng le lendemain nga solaat suba di xaar ma Teranga Pharma léegi waaw da koy passé saa yoo fóotee pare da ngay passé léegi soo kiiyee beneen bi xaaral rek non cher bi daa la wax léegi ci fóot bi parce que am na ñoo xam ne dama jëkkee ci ndox bu tàng bu dee eau de javel nga am da ngay jël ñaari kubéeru eau de javel nga def ko ci litre ndox boo ko jaxasee nga bàyyi ko pendant 10 minutes mu rey lépp mais loolu ça va pour masque yëpp de pour en tout cas pour masque tissu dama lay wax masque tissu yi ni ñu koy defaree ba nga xam ne yow boo ko takkee dina la aar ñi am machine à laver ñoom 60 degré la ñuy def ci biir ñoom yoon mais donc léegi masque yi nag cherul maanaam matul sax 1000 francs ak jamono ji ñu toll nii 965 lay jar pharmacie ñu toll si réew mi nii te 965 boo ko jëlee ñaari masque yóbbu na la weer donc maanaam boo amee 2000 francs nga takk masque bu baax bu lay aar ñi si des ba pare ñu arrêté transmission corona. waaw mais xam nga ku ne xam nga loolu wuy mu day faatu ay docteur Pape Maguette ak Fat Bintou ak Samba ak waa sa lii dafay c'est que bu ñu waxee ne lii wax dëgg vraiment lu baax la am na solo gaa mais nag dafay mel ni comme si kon ñoom bi ñuy jaay ñoom mooy bi baax bi te ku ne xam na ne jamono ji tërë dina tëdd léegi dafa transformé wu léegi cordonnier yi xoolal non léegi cordonnier yi seen cordonnier yi ñu ay trañ dafa dal lii waari 11 demal ñu ñu masque yi defar marchand ambulant yi moo xam poseur de cils bi moo xam tailleur bi kenn ku nekk am la mu daan def avant defatu ko
parce que gisatu si boppam. man je me ñoom dañuy transformé wu nekk ko. man je me disais que est-ce que ñoom pharmaciens yi ci Sénégal gën a yomb état bi. parce que état bi ba tey am na si part de responsabilité bi ndax doon na ñëpp masque pour tous te joxoo leen masque yu baax ñoom aussi dañuy taabal ngir amal seen bopp yéen aussi yéen ñi nga xam ne yéen pharmacien Sénégal yi daal di lëkkaloo defar seen masque yi est-ce que jotul woon également ngeen dimbali ci askan bi wax leen nan la ñuy defaree masque yu baax bu ko defee ñëpp mën ci jote ñi am ñoo jënd ci yéen ñi amul dem jënd ci mbedd mi rek ak Kalaba ñu def nañu loolu def nañu loolu xamul daal ñu def ko maanaam dañu dem ñu lëkkaloo ak waa association Sénégal normalisation ñu wax leen masque bu baax nii lay mel. donc képp koo bëgg a defar boo demee këyit gi. da ngay dem nga ne man tissu bi may jënd. parce que choix bi njëkk mooy tissu ban tissu lay jënd. nga xool tissu bi parce que dañu ne muy polyester muy coton. muy leneen dañ ko listé. maanaam yan tissu lañ ko mun a defaree ba pare. ñu ne tissu bi tamit boo ko defaree ba pare. ñaata couche lay am gis nga masque bi ñetti couche lañ ko def. ñetti couche moo ci nekk. léegi am na tissu yoo xam ne par exemple dañ koy jaxase polyester la ak coton. donc foofu lañ njëkkee mais boo defaree ba pare li ci topp mooy na nga ko tester laboratoire vérifier ko ba xam yow méngoo na waaw wax dool yi dina ko mën a bloqué loolu lu am solo la mais xam nga naan la santé a un coût prévention dafa am solo xam nga man su ma jëlee lii bu dee 1000 francs la mooy aar moo gën ma def 14 jours quarantaine de. Marguerite moom lii. te fi ñu toll nii nee nañu dem mais waxuma ñi ni nga wax léegi. waaw les cordonniers. marchands ambulants dama wax la dara bu dee koo xam ne dafa am feebar buy wàllee. muy defar masque. xam nga mun na wàll masque bi. yow nga takk ko wàll sa bopp. loolu de mooy bu demati si ñoom bu kenn demati si ñoom. déet waxuma loolu de déedéet si sa dafa la bëgg a xam mooy. dafa am lu ñu naan ay garantie yu ñu war a def. maanaam dañu naan ki ko war a defar. yow milieu bi nga koy defaree. dafa war a set. table bi nga koy defee dafa war a set. yow sa bopp da ngaa war a set. te am na feebar yoo xam ne waroo ko am. ndax lii la war a aar waruñu ko. contaminé waaw xam nga essayé loolu doy na waar. wala ko for si mbalit mi. comme ni ko Babacar Sa Ndiogou defee. jërëjëf. waa état bi. est-ce que masque yi muy distribué yii la wala. waaw ñun nag état bi am na programme. mais xam nga ñun pharmacien yi groupe Teranga Pharma. dañu jël suñu responsabilité boobu parce que dañu ne. comme dafa am problème bu xew ci dëkk bi lu ñuy tuddee Covid 19. te problème boobu ki ci war a tontu ku njëkk mu war a nekk pharmacien. moo tax xaaruñu état. pour mun a ñu tontul ñun dañu andi suñu tontu avant état di andi tontoo. te léegi dañuy boole tontu yëpp nag. jox ko Sénégalais yi ku ci nekk. fi nga tollool nga jël mais l'essentiel booy jël rek na nga jël bi nga xam ni moo la mën a aar. waaw xam naa bu ñuy passé ngeen di ñu gën di accompagner. incha allah ngeen di gën di accompagner. waaw pharmacien yi macha allah. pharmacien yi Covid-19 bee tax ngeen génn nii. non pharmacien yi. li ngeen di génn bariwul de. xaaral ma wax la lu tax ñu leen accompagner. gis nga groupe Teranga Pharma bi may jiite nii. waaw moom laa la boo paree yow nga gën ñu accompagner ci wàllu. voilà mais dama la wax rek ñetti xaw a riche tuuti. si benn kii rek ci ñetti seconde. waaw bi ñu créé groupe Teranga Pharma xam nga dañu créé ko. parce que dañu teew ba ñu xool ni léegi Sénégal dafa ndóol ci garab defar garab. ñu ni dëkk nag bala muy mën a moom boppam. dëgg il faut muy defar garab yi faj ay waa dëkkam. moo tax ñu créé groupe Teranga Pharma. léegi dootuñu jéggaani garab. maanaam garab yi nga xam ne Sénégal yi ko soxla fii lañ koy defaree biir Dakar. donc ñun suñu usine mi ngi fii lu ëpp téeméer ak 600 pharmaciens. loolu am solo la mais njëkk yi na gën di wàcc rek pour mën a jàppale askan fii ak loolu la. xam naa Pape Maguette am na lu mu bëggoon laaj ba tey parce que waxtu waa ngi gën ñu ngi xëcc jëm si jeex si pàcc bi ñu leen di jàppale. waaw ay ca yow moo tax ñuy wax la bismillah. non boo amee looy laaj kay nga laaj ko ko rek. non dama yéene kii rek. non bismillah après ñu jeexalee foofu. voilà en fait. voilà man en fait li ma bëggoon wax rek mooy laaj ko ndax à part yi ñuy nekk di seet ñoom. lu jëm ci ay artémisia ak yooyu yëpp. est-ce que am na yeneen yoo xam ne gis nañ ko fi yoo xam ne ñoom jël nañ yooyu pour seet ci. loo xam ne nii war na mën a faj mbir mi. lu weesu yooyu noonu ñu tudd. parce que hydrochloroquine nag yooyu yëpp. keneen na ko wax ñu jël ko di ci seet. mais est-ce que ñoom ñu ne fii di ne ay pharmaciens. am na loo xam ne ñoom gis nañ ko ña nga ciy seet. pour war cee mën a faj. bu weesoo yooyu doonu. bon docteur nag moom boo koy déglu. mu wax développé da ngay fàttaliku Prévost la mu waxoon rek ne les pharmaciens ce sont des marchands d'espoir. aussi bien pour l'héritier que pour le malade. xam naa ne moom boo waxee rek da ngay fàttali loolu. waaye daal man li ma bëgg laaj dëgg mooy ndax ñu ngi seet leen loo xam ne
dégg nga ñu ngi koy gis loo xam ne vraiment mën nañ cee faj lu weesu daal yooyu daal parce que fii gàncax yi fi am ak yooyu bari na tamit te du ñàkk peut-être leen di ko faj waaw xam nga pour jeexale foofu mi ngi foofu mais gis nga moom la ñuy wax pharmacopée fii bon téere bi ñu dee pharmacopée amagul mais maanaam ñu dajale ci ay plante médicinale xam-xam bu yëpp mi ngi fi mais ci feebar bi maanaam xam nañ yenn xob yi wala gàncax bi ñi ngi koy seet mais xam nga seet bi nag dafa am protocole il faut état moo naan jël leen ngeen jaar ci protocole parce que protocole bi bu ñu ko deful rek du baax parce que moom bala muy wax ba muy wax comité d'éthique éthique nag mënu ma ko traduire ci xam naa mënu ko traduire ci wolof éthique waaw éthique de moom weesuwul loo xam ne nii lu maanaam loo xam ne lu mbaax nangu rek ko tekkee noonu voilà comité boobu bala ñuy jël dara di ko commencé di seet ñooñu il faut ñu xool joxe seen avis bu ñu joxeekul seen avis dina difficile pour ñu ngi jël ay ressources di utiliser pour planter mais li ma la bëgg a dolli rek ba xam naa ben si beneen waxtaan lay doon mais groupe Teranga Pharma bi dañu jël si responsabilité maanaam gàncax bi fi nekk li fi maam bàyyi woon yëpp nañ ci tànn ñaar ñett fii ak juróomi at di nga dugg bi pharmacie par exemple nga fekk fa garab ñaar yu njëkk a jël mooy bisaab ak buy ci su yàlla dimbalee fii ñetti at juróomi at li nga fekk comprimé bisaab wala comprimé wala sirop bisaab ba nga xam ni par exemple bu dee bisaab ñi nga xam ne dañoo hypertension artérielle bu modéré waxum buy yëg ma koo xam ne tension day yëg tuuti nañ ko jox ay doomu bisaab yoo xam bu ko naanee dina tax mu mën a wàcce kii waaye waxuma nag ma génn ci émission bi ñu ne docteur bi nee na ñu dem ci bisaab yi di naan waaw il est important ñu xam ni comme li ma ko waxee si njëlbeen bala nga naan balaa mu lay faj da ngay seet ni da lay faj waaye du la lor dose yi ma leen waxoon ci njëlbeen il faut ñu satantat ko ba nga xam ni jàmm ak salaam moom la ñu andi sont au service des populations dañu waat te seen waat duñ ko bàyyi ginnaaw te boo ci jéggi du dal sa kaw dëgg la macha allah ay suñu bàyyi la nga moom kay di ko remercier rek moom docteur Sow il est disponible même bu teewul sax lépp lu may def rek bu ma ko woowee téléphone docteur j'ai besoin de ça il m'explique il m'aide wax dëgg yàlla maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax di rafetlu également sa ànd ak ñun si sa caba ma lay remercier yow macha allah amoon nañu mbégte ak bànneex bu yaatu taataan kàddu yu bàyyeeku si moom laaj yi doon tukkee si yow ak ci plateau bi macha allah mu indi si ay leeral yu am solo yoo xam ne wax dëgg yàlla gindi ngeen ñu daal si loo xam ne xëy na kumpe woon nañu ko loolu itam am naa yaakaar ne téléspectateurs yi auditeurs yi fu ñu mën ci nekk biir réew ak biti réew jàng nañu bu baree bari si li nga xam ne jot nga ko leeral ñu fàttali docteur Aïcha Diakhaté moo doon dalal docteur Mouhamadou Sow di DG Teranga Pharma SA nekkit enseignant à l'Institut des sciences du médicament